على رسول الله سيدنا محمد أنت للكون بهجة وبهاء وتجلت بنورك الظلماء. الحمد لله الذي قال في كتاب عزيز قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. yàlla ngi wax maanaam ci téere bu màgg ba xam nga bu ne qul rek am na lim bëgg a tudd bu ne qul rek am na lim bëgg a wax yonent yàlla Muhammad pour mu yeggee ñu ko si ñun moo tax mu ne qul in kuntum tuhibbuuna Allah fattabi'uuni yuhbibkumu Allah. yàlla nee na bu ngeen ma bëggee man yàlla topp leen yonent yàlla Muhammad. kon da ngay dégg ne nit maanaam mënul bëgg yàlla te topp yonent yàlla Muhammad. mooy comme tey rek boo duggoon ci oto chauffeur ba lay yóbbu ko moo xam yoon mais yow boo demee tax xamal yoon ba da ngay yàgg rek noo dee yegg foo jëm. kon faa nga maanaam fi nga jëm nga dem ci ko xam yoon bi mu yóbbu la te mu yonent yàlla Muhammad. moo tax xalifatul xaaji Muhammad mu ngi koy dëggal naan is kullu qalbin ahabba al Mustafa arumat naarul jahimi alayhi wa fil oren. maanaam ci gàtt rek bëgg yonent yàlla Muhammad kooku maanaam këram mooy aljana, ñàkk ko bëgg këram mooy safara. ndax ku bëgg yonent bi bu bëggee nga bëgg, bu diglee nga topp, bu teree nga ba kooku nag boo ko toppee maanaam ci kër aljana la. safaan ba tamit mooy safara rek. moo tax mu ne ko fa ida qara'naahu fattabi'u qur'an foofu moom yàlla yonent yàlla Muhammad lay waxat. maanaam mu mel ni mu ne ko bu la Jibril waxee maanaam bu la Jibril waxee jàngal fattabi'uuni. comme que yàlla ñun digal nañu nañ ko topp, digalaat ne fii yonent bi na nga topp Jibril. maanaam mu ne ko fattabi'uuni toppal rek. summa inna alaynaa bayyaan ya nga xam ne aju nay leeral kooku ñun yàlla la engagé. su boobaa loolu moom lañu war a leeral yàlla koy leeral mais lañ digal mooy yonent bi topp Jibril. wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi al amin sayyidina Muhammad al qaa'il fi nafsihi kuntu nabiyan aaliman bi nubuwati boobu nag wa aadamu bayna al maa'i wa tiin. maanaam yonent bi ñu ko gëmutoon mu njëkk sax maay nanguloon nañ ko ne mooy al amin, mooy ku ñu hóolu. moo taxaw ne mu nee na moom nekkoon na yonent, xam ne nekk na yonent boobu aadama mi ngi si diggante ban ak suuf. ba Mawlana Cheikh Ibrahim da ko dëggal Baye Niass na rasuluhu mu ne wa aslu naasi maa u wa jandalu waaye fala ansa fi dhalika zamani mu annisha. mu ne yonent bi nekkoon na yonent fekk boobu cosaanu doomu aadama yi te buñ ko waxee rek mooy maam Adam ak Hawa. mu ne booba maanaam ñu ngi wét, booba maanaam ñu ngi si ban ak ndox. yonent yàlla Muhammad moom kenn kese mi ngi wét maanaam si yonentoom bi. kon da ngay yëg ne maanaam yonent bi moom leneen la, kooku leneen la. moo tax mu ne wa radiyallahu taala saahibil xamiyya wal katmiyya kooku mooy Abil Habbaasi Ahmad ibn Muhammad at-Tijaani. kooku taxaw moom itam wax ne maanaam kuntu waliyan aarifan bi wilaayati boobu nag wa aadamu bayna al maa'i wa tiin. day mel ni day concurrence ak yonent yàlla Muhammad te du concurrence ndax yonent bi moo taxawoon na ko anta waladul xaq, sama doom xaqan la. xam nga yonent bi taxaw ne nekkoon na yonentu fekk boobu aadama mu ngi ci diggante ban ak suuf. Cheikhu Tidiane taxaw ne moom itam maanaam nekk na waliyu fekk boobu aadama mu ngi ci diggante ban ak suuf. ndax jamono xewoon na ba nit ñi taxaw am ñu taxaw ne Cheikhu Tidiane du waliyu. xalifatul xaaji Muhammad ne wilaayatu Cheikhuna Tijaani afdalu in lam takun fa laysa lillahi. mu ne Cheikhu Tidiane bu dul waliyu yàlla xamut waliyu te wax na dëgg. bu dul waliyu yàlla xamut waliyu kenn xamut boobaa ñeneen ñi duñ doon. ba tey tamit mu continuer
mu ne wa qaala fi xaqihi nafsihi xawsul bariyati mifdaaxu wilayaati sayqi tijaani misbaaxu dujunaati wa radiyallahu taama maanaam cheikhin muazzam cheikh muhammadin al muntaxaaka attaala allahu umruhu wa baqaauhu mu ne wa qaala fi nafsihi anta alkarimu fa min karimu ya alim ya muntaxa masribu rijali arfani maanaam am benn góor yàlla bu taxaw nga ko antel karimu ku tedd nga fa min karimu jóge ko fu tedd mu ne ko yaa alim ku mooy kan mu ne ko yaa alim maanaam ku xam la yaa muntaxa masribu rijali arfani kooku mooy Cheikh Mouhamadinil Muntaxa bépp góor yàlla boo xam ne rek maanaam ci keram nga naan yow moom lay waxat moo tax mu ne ko masribu rijali arfani mu demaat ba mu yàgg naan ko lawul maqaamaat qabla al kawni mawliduhu hadha al wilayat qabla al xalqi insaan mu ne ko maanaam yàlla ràngal na la ay maqaama yoo xam ne njëkk kawni bi la waaye mu ne ko hadha al wilayat qabla al xalqi insaan maanaam mu ràngal la wilaya goo xam ne njëkk xam doomu aadama yi la mu wax loolu Cheikh Mouhamadinil Muntaxa xam ne tey ndeysaan koo fi gis rek fii ci mbaar mi njabootam la ñu koy sante yàlla ndax tey bu ñu taxawee fii ku ñu jàngal moom moo ko jàngal donte lu ñun xamuñu dara ak ñeneen ñu mel ni ñoom yàlla dimbali ko kum yar mu mën a yaraat nit ki mën na yaru mais mën na yaru te du mën a yare yaru taxul laa mën a yare mais yàlla dimbali na ko kum yar da nga mën a yare kum yar si boobaa da nga mën a yare ñum yar ñëpp koo ci taxawal rek maanaam boo nekkoon ak moom bu paree ci yow boo demee yare waxaguma koo xam ne pare guñ ci moom waaye kuñ pare rek boo génnee maanaam ñëpp doy loolu yàlla di def kon ñu koy sant donte la amuñu xadar ak mi xadar bu ñu ko santee waaye ñu koy ñaanal yàlla moo xam fu mu bëgg a xegg ak diini ji rek yal na ko yàlla defal mu ànd ak xéwal ànd ak naataange ànd ak kattan ànd ak man-man ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag dañuy daw rek maanaam dem ci mawdu yi si yaay booy bii de ñëw xaama suñu maam moom lañ tuddee programme bi muy maire boo xam ne yaakaar naa du ma ko tere sant sama mbokk yi ñoo ma ko gën a xam sax nag ñoom ñu fay dem man amaana maa ngi koy dugg gis sax nag nga ñaanal ko yàlla ku baax la ku woyof la nekkam ndongo yombut waaw ku ne fay dajee man nga ko sarax xat benn fan ñëw saraxoo ko sama waay mu wax la lu ne kooku nag boo mën nekkee ak moom dëgg-dëgg borom mbaax nga loolu la ko yàlla defal ñu lay ñaanal rek maanaam yàlla yàggal la fi may la fan gudde ko ànd ak wér kàttan la te it dooleel la mu rookaat ci say njaboot ndax baax yomb na mais baax lay jëfee lu sëñ bi waxoon rek maanaam ñun mën nañ koy jaarle fi ñuy jaarle ñëpp mais ba léegi we soogoo ñàkk ko kon loolu yàlla na ba mu daal sa njaboot su barki yonent bi dañuy daw rek dam ci mawdon yi ñaamoon fi maanaam ñaari mawdon wala ñeenti mawdon awwal maanaam Abdoulaye Ndiaye moo ñu koy defal Abdoulaye Gaye maanaam mu ñuy defal maanaam qudratul muslim bi waahid al muslim maanaam kàttanu jullit mi ngi ci bennoo ku ne xam ne maanaam mbooloo moo man kenn luy kenn di def ñaar ko dàq bu fekkee ñu maîtriser ko nag bu ñu ko maîtriser wut kenn ko koy def maîtriser ko nag moo leen man xam naa bu ñëwee danañu ci leeral deuxième mawdon bi Seydina Omar Touré xam naa waaye xadara bi ñim nañ ko maanaam ku ne xam ne jamono ji dafa yàqu
rawatina suñu Sénégal ba moom rek doy nañ rawatina ngay sifri yeneen réew yi maanaam loolu maanaam jamono ji yàqu ji ndax alquran dana ko mën a saafara ak naka la koy saafara xam naa ne bu ñu ko xaaree bu ñëwee danañu ko leeralal ndax yaakaar naa jamono yitte woonu ko xam nga dañuy tegg alquran dem ci leneen moo waral maanaam jamono jaxasoo xam naa ne daal bu ñëwee danañu ci leeralal ñu am ci maanaam ay musaajala ya nga xam ne ashiriya yoo xamante ni maanaam jaaroon na fi ak ay thème yoo xamante ni mën na 17 thème yoo xamante ni maanaam manbaul fuhumi wal maani maanaam thème général maanaam thème fuñ commencé ba tey ji manbaul fuhumi moo koy tënk mooy balluwaay wal maani ak dégg-dégg yi muy thème yoo xam ne amul asaar boo demee daara Arxam TV boo ko bindee boo duggee sa dina loo bëgg danga ko fekk rawatina julli turu julli yomb na mais li yàq si julli ñu jàng ko mu jëfe moo jëfe waaye boo duggee ci biir danga ko fa fekk ak àdduna boo xam ne kenn xamut ñi naan baax na ñi naan baaxut boo fa duggee rek danga ko fekk dañ la leeralal lépp mu tolloon ci 17 mawdon yoo xamante ni jàlloon na fi xam naa ne tamit dañ fi amaan maanaam ci kanam tuuti ñaar ña nga xam ne ñoo war a jongante maanaam si musaajala ashiriya xam naa ne dañuy daw rek dem ci Omar Tuuri jox ko maanaam bi Kawlaqa tawra naw duyuufi wa marratan bi baari sabaari faadiqi kuddala li hankuuka min bankuuka jaa xadimukum yuwaali laka azharahu wa attala naa dañuy daw rek jox Seydina Omar micro bi mu leeralal ñu la nga xam ne moom lañ ko xaaree xam naa daal bu ñu sañoon nga taxaw fii ndax xam naa ne moo ñuy gënal taxaw fii nii bu mënee jàppandal xam naa minute moom bu bëree ba bëri 30 minutes waaw boo ko mënee gàttal ba gàtt 20 minutes ndax taa bi daal xam naa ne xëy na bismillah bismillah الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل القرآن هدى ونورا وشفاء لما في الصدور ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق سيد السادات سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين وعلى آله الطيبين وصحابته الهادين والطابعين الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوان الكرام والأخوات السادة والسيدات أخوكم عمر كاتم توري وهو يسلمكم بتحية مباركة جليلة نفيسة تحية المسلم لأخيه المسلم وهي سلام من الله علينا وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد ذلك أقدم في التحية شيخي ومعلمي ومربي ومترقي مولاي شيخ السيد محمد المنتقى أطال الله عمره وأيده الله ونصره nga xam ne wa hirfatul muntaqa sayqi wa sayyidina ka hirfatil muntaqal mursali fil umami wa hirfatu sayqi tarbiyatun wa hirfatu sayqi tahlimun wa tarbiyatun taskiyatu ruhi wal ajsami bishiyami
sëriñ boobu wattabaxa sunnatal muxtaari qudwatina baada tibaahi kitaabi baari un nasami si foofu lay jaaree di nuyu mboolem kàngam yi nekk sa ronam su mel ni a cheikh Ababacar wala Ababakarin Touré al maaruf wal mashhur bi sopp Cheikh Tidiane ayadahu llah wa nasara si foofu lay jaaree tamit di nuyu xaat kenn ci kàngam yi nga xam ne ñoo nekk ci ron sang bu tedd boobu muy saahibu haasihi maqaama muy asayid Muhammad Ka al maaruf bi Muhammad Fa ayadahu llah wa nasara wa usallimu aydan aqi asaqiq Sayid Muhammad Touré sahibu majlis Nurul Huda di ko ziyaare moom tamit di ko ñaanal yàlla dëgëral ko te kattanal ko di nuyu tamit kenn ci kàngam yooyu muy Mawlana Baye Balla Diagne di nuyu xaale tamit ku si mel ni Mokhtar Loum ak mboolem kàngam yi nekk si ron sang bu tedd boobu rawatina borom jëmm yu tedd yu sell yi nga xam ne ñoo teew si jotaay bi kenn ku si nekk ñu ngi lay fekk fi nga nekk di la nuyoo lislaam muy jàmmo yërmande barke yàlla nekk mboolem ku nekk si tànt bi su ko defee gannaaw bu ñu sante yàlla mi nga xam ne moom moo def alquran muy jëmmi yërmande ci mboolem mbindeef yi waaye nekk liy saafara mboolem jàngoro yi julli ci sang-sang yi nga xam ne bu nekkutoon moom yàlla du xamal dara muy yonent Yàlla Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mi nga xam ne waxoon na sa hadis ba ne iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti safian li ashaabihi yawma alqiyaama waaye di ñaan yàlla xéwal mucc googu yàlla na nekk ci saabaam yu tedd yooyu ak mboolem ñi si topp ba keroog bis penc waaye it di jaaree foofu di ñaan yàlla ngërmandeem yal na yàlla dotte ko si jëmm ji nga xam ne mooy xalifa bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi sahirin wa batinin muy Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane al-Sharif as-Salimi nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim wéyoon na ko imaamu taaju ahlullahi wa saaqi sirri ahlillah Cheikh Ahmad Tidiane moomu nga xam ne waxoon na ne lu ballee sa hadraat yàlla ba jaar si wàcc si jëmmi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp lu ballee si jëmmi yonent bi si anbiya yi lay ñëw ak yeneen mursalin lu fa ballee sama jëmm man Cheikh Tidiane lay jaar ci man Cheikh Tidiane la mbiri di la ñuy séddale mbiri di ñaan yàlla ngërmande bi yàlla na yàlla dotti ko si jëmmam ju tedd jooju waaye it di ñaan yàlla ngërmandeem lu tedd lu mat loolu yàlla na ko dotti si suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim Niass fama qatta'u fi sarqi wal gharbi farfadan ila makkata ila li sammi shashaa'i wa limla wa hayni yawma hayni muhammadun sara sirruhu fi haykali wa ruwaahi bam yàgg mu ne waman yuhibbuni waman yarani fi jannatil xuldi bila buhtaani ñu ne ko lu tax is annani xalifati tijaani mawhibatan min ahmad haddanaani kon mbokk yi ñu bañ a guddal ñu bëgg a def suñu waxtaan ak yéen mbokk yu tedd yi ci alquran nekk gën nekk saafara ci lépp rek alquran ni mu nekkee saafara ci lépp rek loo mën a jël rek xam naa lu yaatu la loo xam ne tuuti rek lañ si camp mais alquran moom boo commencé fatiha ba mina jinnati wan naasi lépp da ngay gis ne wa sifaun lil muminin wala wa rahmatun lil alamin wa sifaun lil muminin wala wa lima fi sudur wa rahmatun lil alamin su ko defee dañ siy jukki ay quelques ayat rek
fàttali wante si ak suñuy mbokk ndax fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin kon nag ñu ñaan yàlla mu defal ñu la yent yàlla Musaa waxoon rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani d'abord alquran mooy solution si lépp mais lan mooy alquran ba pare luy alquran kaddu gi yàlla la boo xam ne mu ngi ko wàccee ci sangi sayidina Muhammad law anzalna haadha alquran ala jabalin la raaytahu xaashi'an mutasaddi'an min xashyatillah parce que diisaay gi ak kawe gi mu kawe moo tax daraay mindeef taqu ci kon yéen bi bu ko attanee kuy yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que montagne li muy rëy suñ jëloon ab ay alquran sànni ko ci kaw montagne ba lay mokk kon kan mooy yonent bi ko kenn du ko xam alquran nag mooy kaddu gi yàlla wàcci si kaw yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaaree ko ci wahyu mu nekk langue arabe quranan arabiyyan yaakaar naa ñu ñëpp jàng nañ ko alquran moom mooy téere bi nga xam ne saa booboo jàng rek yaa ngay jaamu yàlla yaa xam noo ko mën a jàngee nag da nga koy xool si julli la wala da ngay tari wala da ngay jàng yaa xam noo ko mën a jàngee rek nit moo la laaj ngay répété aaya bi wala nga koy tëril aaya bi yaa xam noo ko jàngee rek jàngin woo na leer na jaamu yàlla la loolu mooy alquran mooy mojisa bi nga xam ne dafa sax dakk mooy mojisa bi lottal lépp avant moom te gannaaw moom dara dootu amati ndax day sax dakk ku nekk xam na ne yonent bu si nekk bu ko yàlla yónni leen am na lu mu ko daan jox loolu gën a ràññeeku ci moom waaye yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne xaatimi nabiyyiina wa imaamil mursaliin moom la yàlla jox mojisa bi nga xam ne dafay sax te du folleeku mukk ana xeetu Musaa wa dem na ana géej ga yéen wa xaroon jeex na ana yonent Yàlla Ibrahima yaa ngi dégg ana kenn ku nekk ak kéemtaan yàlla defaloon ba ngay dem danga ko yóbbaale benn mooy mojisa bi nga xam ne dafay sax dàkk muy alquranul karim biñ na ma waxtaanee alquran mooy première dongeekuwaayu atte sharia kon buñ ne sharia balaa dara buñ ne atte l'islam balaa dara alquran la ñuy dellu ba pare kon mooy delluwaay bu njëkk bi moom alquran boobu nag la yàlla ne inna haazal quran yahdi lillati hiya al aqwam wala yahdi lillati hiya aqwamu wa yubassir al muminin alladina yacmaluna alsalihat mooy lan anna lahum ajran kabira yàlla ne njub rek boo ko bëggee alquran rek kon solution bi yomb na jafe-jafe yi bëri na delluwaay bi benn rek la mooy alquran rek mooy delluwaay bi inna haza alqurana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashiru almuminina alladina yacmaluna salihati anna lahum ajran kabira kon ndeke foo dégg jafe-jafe alquran moo fa nekkut waaye bu fa nekkoon rek njub am na bu fa nekkoon rek solution am na bu fay tàbbi rek solution dafa nekk parce que moom mooy yoonu njub comme que alquran mooy jëmmi njub nag yàlla ne yow jàmbi fastamsik billasi uhiya ilayk lu tax mooy innaka ala siratin mustaqim loolu bëgg solution jëlal alquran a ngi noonu boo ko jëlee rek yaa ngi si jeex na am nga solution fastamsik ngoyal fastamsik ndubul fastamsik jàppal fastamsik mattal ak say déggéej fastamsik dellul ci mboolem solution boo bëgg rek dellu ci alquran boo ci delloo rek yàlla walla li nga xam ne mooy siratal mustaqim muy yoonu njub alquran joj nag wa innahu la zikrun laka wa li qawmika wa innahu la zikrun laka wa li qawmika fa sawfa tusalun yàlla nee na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam delluwaay bi mooy alquran solution bi mooy alquran
gisuwaay bi mooy alquran waaye dégguwaay bi it mooy alquran kon lépp loo bëgg a dellooxaat sa bopp mën a nekkaat ci mbaax mën a nekkaat ci njub mu ne dellooxaatal ci alquran fàttalekul wa innahu la zikrun laka wa li qawmika kon yow yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamalal sa nit ñi ne alquran mooy solution moom rek mooy jàppuwaay comme que alquran mooy solution bi nag wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma boo ko jox gannaaw rek solution amatul boo ko joxee gannaaw rek amatul solution te comme que solution amatul nag ku réer di dox ci lëndëm foo xam ne xamul fa kenn xamul dara lu ko mën a gindi daray leer nekku fa te xam na ne xàll bu mooy dox noonu dansé la mboolem xeet dansé yaa ngi ci àll boobu mooy làmbatu di dox boole ko gëlëm kii nii dundam gi loo xelaat si xeeti jafe-jafe rek mën na ko fay dal jamono boobu parce que jamono bi mu toll la moo tax soo ko joxee gannaaw moom alquran rek sa dund neexatut waaw na milliards yu bëri sa xel du dal na oto yu bëri da ngay tiit foo toll na kër yi rafet foo toll da ngay ragal da ngay ut garde corps teg ko ci kër gi da nga ut garde corps ànd ak moom ci oto bi da nga ut garde corps booy ànd ak assemblée nationale garde corps booy ànd ak ministère primature foo xam fo demet ba mu jeex faw da nga ut garde corps parce que pourquoi ki doon garde corps ci yow da nga ko jox gannaaw muy jëmmi alquran moo tax wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma kon nañ delluwaat ci alquran moo tax léeg-léeg nga dégg ko ne ñi nga xam ne gëmuñ yàlla sax ñama seen dund gën a neex mais loolu bu nga jaaxal laa yaghurrannaka taqallubu llaziina kafaru fil bilaadi lu mu fi teg mataawun mais loolu du dara yaa nga loolu dara mais pourtant loolu daneen jay am na koo xam ne bu soxla yàlla da koy def parce que da koy jay am na koo xam ne mu soxla am ñàkk a soxla yàlla da koy jox parce que da koy jay mais bi mu jógee gannaaw alquran rek la dundam naqari moo tax yow jullit bi laa yaghurrannaka taqallubu llaziina kafaru fil bilaad seen oto yu bëri yi seen taar yu bëri yi yow taalibe bi loolu bu mu la déranger parce que sécurité du oto yu bëri du oto yu rafet non du foofu alaa bi zikrillaahi tatma'innu alquluub foofu la nekk ci alquran ngay amee xel mu dal ci alquran ngay amee sécurité ci alquran ngay amee kóolute ndax foofu rek ngay fekk wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa hasbuh foofu rek nga koy amee foo dem doo ko fa fekk ma ne foo dem doo ko fekkati soo fi bàyyee alquran foo demate rek tatma'innu alquluub doo ko am moo tax Cheikh Ibrahim wax na si téere tafsiram ba ne xol ñeenti xol moo am wala ñeenti xol a ngi nii si ñoom jëmm ji si nekk ak xolab boppam boo xam ne bokk na moromam am na koo xam ne xol bu wow koŋŋ la yore mu ne am na koo xam ne moom day fàtte mu ne am na koo xam ne moom fangaaral xol bu dëgër këcc bu dal la yore boo xam ne fangaaral ak jëmm yàlla jërë moo ko day loolu du ko day waaye am na koo xam ne moom borom cefel la gis nga bàyyi nee na ki nga xam ne moom xol bu wow koŋŋ la yore mu ne kooku dafa du mooy alxuraan dem ndax wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma parce que dafa du mooy alxuraan gannaaw bu mu ko du mooyee lu ko si fekk xatama allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim lu mu ci dégg képp loolu lay dund su ko defee kii lenn rek moo nekk solution ci adunaam la hadis ba waxoon ad dunya jannatul kaafir comme que ad dunya jannatul kaafir faw mu am lu yàlla dalalee xelam parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa maa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa lu mu wax dëgg la aduna mooy àjjanaay kéeféer lan moo koy firnde lan mooy firnde ne àdduna mooy àjjanaay kéeféer li koy firnde Bañes nee na kooku nga xam ne xol boobu la yore kooku nga xam ne dafa dumóoyu alquran ba ay bëtam mënta gis mbaax ay noppam mënta gis mbaax
làmmiñam mënta wax mbaax lu ko daal Cheikh Ibrahim nee na kooku lenn rek lay am mooy li yonent yi wax àjjana mooy aduna mooy àjjanaam mooy raddu bil ayaati dunya wadma anu biha su ko defee yàlla danañu jox teraangay àddina moo tax nga gis xéeféer gën a neexle ci àddina ci ab jullit nga gis jullit boo xam ne bu lekkee du añ bu añee du reer te pourtant moom alquran la jublu nag waaye na nga xam ne alquran mooy solution bi de affaire bi problème bi nekkul si ñàkk a lekk ñàkk a naan nekkul si tëdd fu tilim wala ñàkk ak ñàkk non non affaire bi du foofu loolu du problème moo tax Bañes nee na kooku moom lenn rek moo mën a dalal xolam mooy waraddu bil hayaati dunya watma annu biha nee na yàlla da koy tàggatal àddina foofu rek la mën a amee xel mu dal mais kooku mënatul amee mukk xel mu dal ci alquran su ko defee kii du bëgg nit alquran du bëgg taalibe du ko bëgg parce que fi nit ñi war a jaaree bay bëgg daara moom fekk na foofu du muy na ko jox ko gannaaw bàyyi nee na beneen xol bi mooy ki nga xam ne xolam dafa woo koŋ mu ne ko mooy xolu xéeféer bàyyi nee na kooku mooy xolub xéeféer moom xolam dafa woo koŋ kooku nee na Bañes nee na kooku liy dalal xelam mooy yàlla da koy tàggatal addina moo tax yonent bi ne addunya jannatul kaafir wa sijnul mu'min moo tax faa mu am addina teraangay addina faa mu am ko xoolal ni adduna bi jaxasoo Trump mi nga xam ne mooy dajjal mooy Donald Trump xool ko rek dem ba Venezuela ne coppe seen président bu yóbbu loolu raw na ak tooñ yal na yàlla xalak ko xalak képp ku koy dimbale tourné waat koo xam ne mu ngi ci boppam nga ne faw li nga nekk danaa ko xam ci 100% waaw ba mu yàgg sax mu ne ko wóolatuma la li ma bëgg ngay def wala ma toroxal kooku ak tooñ la yal na yàlla xalak ko ak képp koy dimbale yal na yàlla xalak Israël ak képp kuy dimbale Israël barki yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee ñaareelu xol bi mooy ki nga xam ne moom day fàtte bàyyi nee na kooku xolam bu ñëwee si alxuraan mu jox ko solution bu ñëwee rek alxuraan dina ko jox solution mu am xel mu dal bàyyi nee na kooku li dalal xelam mooy tuub mooy dalal xelam wala qad ahidna ila adama waaye fa nasiya wala najid lahu azman dafa fàtte mais xol bu doy wax la yor léegi nag waaye nag gannaaw bu ñu yëpp amee summa jtabaahu rabbuhu fataaba alayhi wa hada summa jtabaahu rabbuhu fataaba alayhi wa hada gis nga de léegi xel mi daal na ba mu tuubee rek la ko yàlla tànn ba pare def si moom jub léegi am na al itminaan wala am na tumaniinatu mooy dal gi nga xam ne moom la soxla woon beneen bi mooy ki nga xam ne moom borom cofel la mooy julit bi nga xam ne ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub alquran nee na julit boobu fan la amee solution mooy jàng alquran tudd yàlla nee na fii rek lay amee solution ndax zikru bokk na si turu alquran ndax wa innahu la zikru laka wa li qawmik inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la hafisun kon zikru si turu alquran yi la bokk su daafee laay nag kon tudd yàlla lay doon kon allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub ba mujj bi mooy xolob ki nga xam ne moom àgg na ci yàlla foo xam ne àgg na ci wéetal yàlla foo xam ne lii dalal xelam rek mooy yàlla wan ko mbir mi mu ne jàkkaarloog mbir mi kooku loolu rek mooy dalal xelam loolu mënta dalal xelam te loolu mooy ñi nga xam ne mooy xaas
mooy xaasi ku si mel ni yonent Yàlla Ibrahim boo delloo si alquran daf ne rabbi arini kayfa tuhyil mawta qaala awalam tu'min qaala bala an tey lim si teg walakin liyatma'inna gis nga liyatma'inna qalbi gis nga parce que fannaaral mooy jàkkaarloo ak mbir mi rek moom moo koy may tuma'ninatu parce que ñoom ñooy xawaasi ñoom loolu rek moo leen di noppal moo tax yàlla dañuy yónni bi coppet subhaana li si asra bi abdihi laylan min al masjid harami ilal gis nga coppet yóbbu parce que ñooñu fannaaral jàkkaarloo mbir mi rek moom mooy leen dal seen xel jëlul ko moom ruuxam kese de mbaa jëmmam kese de jëmm jaag ruuxu ji yëpp la jóg parce que abdu mooy boole jëmm ak ruuxu mooy abdu jëmm ak ruuxu mooy abdu su ko defee alquran du gën mukk di nekk solution jaam bi nga xam ne bakkan da koo sonal ko lool ñu ñëwee alquran jox ko solution waaw bu ñëwee alquran jox ko solution wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa gis nga de lu mu si teg fa innal hiya alquran nee na yow mi sa bakkan bi sonn fexeel ba tere ko ñett yi ma bëgg a tudd seen safaan fexeel ba bu ko def mooy lan ànd ak ku baax suhbatul salihin àndal ak ñu baax ñi amalu salih fexeel di def lu baax wal xawfu min allah fexeel ba am xawfu ragal yàlla soo ko defee rek wa naha nafsa anil hawa soo ko defee rek alquran nee na fa innal jannata hiya al ma'wa am nga àjjana sa bakkan bi alquran nee na saa boo ko nee ne lii bànneex tere nga ko rek jëlal àjjana muy sa tàppuwaay fii nga koy dundee soo ko defee da nga koy dund sa xel di dal moo tax ci daara dung ngay dem fekk buntu kër du tëju buntu saal du tëju buntu néeg du tëju lal sax du baax rido sax doo ko am waaw rarement ngay gis sax buntu wala boo xam ne buntu yi mooy gën a ñaaw si buntu yi kër ga moom waxaale leen ko dana ñaaw ba doo ko mën a misaal xam nga oustaz xool oustaz rek ah mu toll ne ab yéen la def ñëw toog waaye xam nga ne wax dëgg yàlla mu toll nii boo lambee poos bi am sa 100 francs waaye yàlla may na ko ak dal ndax kóolute gi mu àndal yàlla may na ko ak dal parce que alquran la àndal moo tax jëmmi alquran wa iza qara'ta alqur'ana ja'alna baynaka wa bayna allazina la yu'minuna bil gis nga de sécurité laa lay jox total alquran nee na soo ma joxee sa bopp rek ma jox la sécurité total bul amati jafe-jafe bul amati looy tiit bu amati looy ragal moo tax ni daaray dundee ku ko jéem doo fande de ku ko réere doo fande ma ne ni daaray alquran yi dundee ku ko réere fande musiba fekk la ci de waaw ku ci dugg maa la ko wax dëgg naa xalu safara mu tàng mu tëb dellu dëggaat ko ñaar yoon te maa ko tay déedéet doo ko dégg moom kay benn nga koy dégg mu saf nga pare ci moom waaye dëgg ko mu saf nga defati mu ku lay dindi li daara yi dund ku ko jëm musiba dal la ci parce que dal gi leen yàlla may ndax alquran ji nga xam ne moom la ñu dundee kon sax rek moo leen ci génne nag sax rek moo leen ci génne sax kese moo leen ci génne alquran jooju ni muy dalalee sa xel noonu lay saafaraa lépp luy jafe-jafe ci sa biir jëm xol bi bu si fekkee naar fekk muy nifaaq da koy rocc ba mu set bu ci fekkee a sakku muy sikki sakka da koy rocc ba mu set yaa ayyuha nnaasu qad jaa'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un limaa wa hudan wa rahmatun lil mu'minin kon da ngay gis ne ndeke jafe-jafe bi nga am ci xol bi soo delloo ci alquran mu saafara
jafe-jafe bi nga am ci sikki sakka ñàkk a purité dellu ci alquran boo delloo mu fasal la ko nifaq kañaan ndistal rëy delloo ci alquran taxoo ak moom rek soo ko defee mu saafara yaa ayyuha nnaasu qad jaa'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un limaa fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin kon ndeke alquran mooy meilleure solution nga ñëw ci société bi si boppam nañ xool Sénégal rek Sénégal bidaayatan min 2019 wala 2018 xoolal problème yi fi am ba 2024 ñaata bakkan ñoo fi faatu te yàlla na fi am jafe-jafe bi fi am nga génn Sénégal demal Guinée ñaari Guinée yëpp Guinée Conakry Guinée beneen bi Bissau bu si nekk am na ay rëng-rëng yu fa xewoon nga jógee fa dem Mali fekk ko fa nga dem Burkina Faso fekk ko fa nga dem Niger fekk fa même problème nga génn Afrique nga dem Asie fekk ko fa ndax Asie moom mu ngi ne le jëppi jaa ngi noonu di daw téeli yi kenn xamul fooy toog Europe waxi noppi parce que lu tax ñoom ñëpp dañoo booloo di moyu alquran ndax wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma waaw wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka dund gi du neex de dana métti de dana jëfe de gàllankoor dana bëri de parce que fi nga war a wéeru fa muy alquran karim moo tax société bi alquran rek moo koy réglé alquran képp moo koy réglé ndax xibaar bu wérut moo indi problème bi a déedéet xibaar bu la ñëwalee alquran wax na la noo koy defee xibaar bi wér na wala wérut yow mën a xam in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu wax na la ko bu yàgg kon problème bi du problème xibaar dégg naa sa rajo ñu ne man ka def ne nangam ak nangam ak nangam est-ce que man la ñuy wax ndax li ñuy wax noonu man defuma ko kon rajo bi tam télé bi tam moo leen jox xibaar bi journaliste bi ku ko jox xibaar bi waaye bañ ko joxee moom tamit pourquoi demul gëstu xibaar bi dëgg la wala du dëgg waaye mu ñëw na ko denc si penc bi benn problème a ngi noonu te problème mu Sénégal la ñu koy dund jamono juñ toll nii dellu si télé rek ci site yi ak télé yi nga xool la fay fekk chaque jour xibaar par xibaar te alquran waxoon na ne in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu bu fekkoon ne xibaar bi boo si jotee gëstu yan ca war a def da nga koo def su xibaar bi génnee ñëpp si jëriñu mais kenn su jëlee ak lor mais léegi dañuy dem ba da ngay toog nga ne waaw métier journaliste est-ce que jarati na ko journaliste est-ce que jarati na ko parce que xibaar moom su wérut an tusibu qawman bi jahala su ko defee fa tusbihu ala ma fa'altum naadimin wallahi ndeysaan foofu rek naadimin rek foo mujj riccu rek ñu plante la ñu xëy ñu ne plante nañ ko dem mandat de dépôt acca alamaan nañ ko tëj nañ ko ñetti weer avec sursis ñetti weer ferme yàlla ñu ci yàlla musal waay kon gëstul balaa ngay wax alquran jox na la solution boo ko toppee moom na la leer ne sa dund gi dafay yomb te doo am benn jafe-jafe ak kenn yoon du la topp ci dara ma ne alquran jox na la solution yow journaliste bi boo ko toppee yoon du la topp ci dara nga génn ci journaliste bi dem ci président ak ministre am nga jógee foofa dem ci assemblée ba nga jógee foofa dem ci justice bi benn bu ci nekk nga fekk fa ay rëq-rëq yoo xam ne buñ delluwoon ci alquran mu réglé mais kenn ku nekk yaa ngi ko bëgg réglé ak xel mu neex ak xel mu rafet affaire du xel mu neex du kàddu ko rafet moo tax buñ dëggee yàlla al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna wa tashhadu maa la ko wax lan lañ dafa rëy dafa mën a wax moo tax après bu jàng dajeeg yàlla day tëj làmmeñ na ko tey làmmeñ moom rëy dina fi jëriñ dara neex làmmeñ kaddu gu neex kaddu gu rafet tous na lu fi jëriñ tey moo tax société bi biñ ko tegoon ci ni ko alquran riddee jafe-jafe du am wallahi ndeysaan wa in taifataani min al muminina qatatalu fa bayna jeex na société bi boo amee problème
ana société civile bi ana ñu yow faroo ak gouvernement faroo ak opposition yow yaa ne yaay société civile yaa taxaw si digg bi waay fab asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq baynahuma tey nag yow société civile bi wa in taifatani min al muminina qatatalu fa aslihu bayna léegi nag société civile bi ñëwal société civile bi ñëw na taxaw xoo na seefi opposant yi xoo na yenn si responsable du gouvernement bi léegi nag nañ waxtaan il faut ñu waxtaan moo tax dialogue mënoo doon président ba pare ne yow yaa jiite dialogue mënta nekk déedéet parce que sa arrangement da ngay at kon yow da nga war a effacé wu ñenn ci say responsable nañ ñëw toog opposition bi mënuñ koo jiite parce que seen intérêt la ñuy xëcc kon kenn ku si nekk ñenn ci say responsable ñu ñëw toog jàkkaarloo société civile bi fa in baqat ihdahuma ala al uxra lu si topp fa qaatil lati hatta tafia ila amrillah maa la ko wax 2019 ba 2024 problème yu bëri Sénégal buñ ko toppoon ni ko alquran jàngalee ni ko doon day réglé wu maa la ko wax 80 nangam mort du fi am benn bakkan du dee kenn du gaañ mais li fi am si blessure ay mille blessure loolu musiba la dara ji tuuru si aw réew ba pare ñu ne jàmm dana continuer dafa am mënta ne seen bi direct daa fort wallaay ndeysaan nañ teg affaire yi si yoon su ko defee yow boo ootoo société civile li war ci yow doo faral gouvernement doo faral opposition su mbir amee teg leen ñoom ñaar ñoom nga àttal yi dëgg fa in baqat ihdahuma ala al uxra fa qaatilu allati tabqi hatta tafia ila amrillah li ñoon buñ ko tegee te bañ ana justice ma ñoo def liggéey coow lu jeex problème du am su ko defee jafe-jafe am mais malheureusement fi solution war a jógee foofu lañ jox gannaaw foofu nag bañ ko joxee gannaaw solution mën nga am ci xalaat yu rafet déedéet loo xalaat bu rafetee sa morom xalaat lu ko gën a rafet kooku lam xalaat mu rafet keneen xalaat lu ko gën a rafet ana solution ma ne ana solution sero jafe-jafe yi di kon rek kon lu mat a bàyyi xel la su ko defee yow président bi tout le temps da nga war di bàyyi xel lii buñ jëfandikoo sa doole de déedéet delloo ci lu la alquran wax yow ak sa ministère réeróo ngeen kaay leen toog waxtaan ministère bi am na ay niveau fabasoo hakaman min ahlihi ministère bi am na ñu nekkat Ousmane Sonko am na ñu nekkat seet si ñu jub ñu sell nga xoog mu ñëw toog yow Bassirou Diomaye Faye am nga ay conseil seet si ñu sell nga jël leen ñu ñëw toog ñu waxtaanee ko réew mi tegoo si yoonu ñu dem ku bañ a dellu gannaaw nag nekk si ak mbéyteem ñu jëflante moom rek fa in baqat ihdahuma ala al-ukhra fa qaatilu allati tabghi hatta tafia waaw na si def liggéey ci moom rek ba tere muy delluwaat tegu ci raay bi rek ñu ànd ak moom dem affaire nii la dañoo war a tegu si raay bi dem rek soo wàccee ñu nekk si raay bi rek saa boo dellu seen ñaxandata yow kon ne loolu la war a demee wallahi mu jëf tak waaye pour ministère bi jaar na fii président bi jaar na fii kii wax na lii kii wax na laa créé naa sama coalition ba léegi membre laa ba léegi nangam laa si poste amul solo li am solo mooy nañ ko waxtaanee suñ ko waxtaanee kenn du xeeb kenn ku nekk ñu jox la gëdd sa gëdd cër bi nga yelloo ñu jox la ko solution am laa yasxar qawmun min qawmin asaa xayran minhum wallahi ndeysaan laa yasxar qawmun min qawmin parce que lu tax asaa an yakunu maa la ko wax ñun ñu rek la demee nag su fekkee yow président bi xeeboo seen ministère yi xeebuñ président ku nekk ñu jox la sa cër jafe-jafe du am waay réero du am waay ma ne réero du am
wala nisaa'un min nisaa'in asaa an yakunna xayran min waaw opposant bu mu xeeb moroom opposant waaye yow pouvoir bi bul xeeb opposant bi tamit de déedéet jox ko wàccuwaayam coow li jeex jox ko wàccuwaayam la coow li jeex wala talmisu anfusakum wala tanabasu bil alqab allahu akbar bi'sa ismul fusuqa ba'da al iman allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kii violeur la est-ce que leer na la ma ne nga ne kii violeur la est-ce que leer na la est-ce que leer na la nga ne kii nangam la est-ce que leer na la kii sàcc na est-ce que leer na la ministère nangam ma fa sàcc leer na la attention kon affaire yi nañ ko teg si yoon bu kenn xeeb kenn ku nekk nañ la jox sa wàccuwaay suñ ko defee rek jàmm na ñooy yii wallaay ndeysaan kon alquran jox nañu solution directement waaye joxaan nañu solution indirecte alquran jox nañu solution direct waaye jox nañu solution indirectement moo tax yàlla yónni 124 000 yonent 124 000 prophètes la yàlla yónni pour solution kese wa ma nursilu mursalina illa mubashirina wa munzirin faman amana wa aslaha fala xawfun alayhim wallahi ndeysaan kon dafa mel ni kilifa gu mag gu kawe gi agsi na sëriñ bi ñu dalal ko ba pare doo ko continuer incha allah